Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec sa carte Free Money Mastercard, des free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Royal Horizon Baobab, fil free, fil home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Somone. dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100% xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Bravia Hôtel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Au Royal, buuru ndox yi. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Laïdjara remercie ses partenaires M60, Toi et moi boutique. By Modou HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. Ah yeah, ah yeah. Welcome to my dark side, yeah. Sacré-Cœur, Liberté Embassy, Sicap Baobab, Sicap Karak, comment? Lépp mën na nekk fii mooy Kapsi. Xos lu feb ba tedd fii mooy Kapsi, 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 Kapsi. Welcome to my dark side. Teewal Sicap, teewal sama gox. Sicap bi dëkk neexee. Ko ñu nandi tee, ko ñu jaay brek. Fii la lépp di xewee. Kapsi, 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 Kapsi. Kapsi, Sicap bi dëkk neexee. Kapsi, ko ñu nandi tee, ko ñu jaay brek. Kapsi, 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 Kapsi. Aïe. À partir de ce samedi 7 mai, votre série Impact revient tous les mardis et samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Laïdjara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2STV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. boy devinez quoi boy. boy loo bëgg a wax. boy DG moom wool sànq boy. gars yi am naa liggéey. non boy tu badines boy. daajal filaahi boy. non boy au moins boy mu am ku sauver honneur bi boy. au moins mu am sax ku am job ci ñun boy. non boy. boy loo bëgg a wax foofu. ah da nga bëgg am kon amuñu honneur quoi. ah li moo si jar wax nii ah. C'est pas ce que je voulais dire, boy. C'est juste que, boy, les gens ne seront plus là à dire que, boy, si koñ bi la ñuy toog di teg caayin guddeeg bëccëg suba ngoon. loolu kese la. boy tu as raison de. les gars souvent fi la ñuy nekk naan cey la bande ay Laïdjara. kenn amu si job excepté ataaya man. là au moins boy tu sauves notre réputation. C'est à saluer. bravo fils. boy c'est bon quoi arrêtez quoi xam nga ñu ñëpp dañ siy génn quoi inchallah xam nga j'en suis sûr quoi franchement bu ma toogee boy di maan que dama war a dem liggéey bàyyi leen fii je dois vous laisser ici ça me fait mal ça me rend triste quoi voilà gars yi man je peux pas partir et vous laisser comme ça qu'est-ce que je vais devenir sans vous boy hein. Vraiment boy tu parles comme si on se sépare alors que boo demee job bi journée bi kese lañ dul nekk bon même si itam guddi gi mën nañ bañ a gisante parce que xam nga foog nga teel tëdd pour yeewu xëy méttiwul quoi xam boy tu as raison fils tu vas nous manquer boy billahi. mais boy yéen kañ ngeen nekk seen affaire esprit moral yi di def affaire moralité comme ça ah mel ni ay jigéen di tàppante di yuuxoo ko kii mel na ñun mérite wu ñu liggéey quoi mais gëm leen seen bopp quoi benn instant. boy laay y a pas que nous quoi xam nga waa koñ bi boy chaque jour man maa leen di xiimal boy di leen di jox ñu naan boy léegi man lan la leen di wax. boy yow waa koñ bi nga may wax yow boy est-ce que tu te rappelles la première fois ngay am liggéey ñi la waa koñ bi teeroo ah wala yow gisoo loolu. Elimane dafa liggéey tey la commencé. liggéey kay yow di ñaanaloo ma jàmm.
moom kon moom ngeen doon xaar nii pour mu xiimal leen. ah waaw mais maman bu lox loolu maman ñun ataayam rek la ñu xam. ngeen groupoo nii toog di xaar Elimane pour mu leen ataayal yéen ñëpp nii yéen xanaa amoo leen ay soxla yoo leen di dox yi. boo gën ngeen di toog ci grand place bi saa su nekk di xaar ku leen di ataayal loolu ba kañ Elimane dafa mën dëkk ci loolu xëy na amoo leen palto amoo leen place ngeen ko waaye ataayamaan bu dee moom kese ataaya dootul xëy ci fii ci koñ bi. oui maman Elimane moom fan lay liggéey. xam nga société bu mag bi digital. si digital oui. fa la nekk. ah oui merci maman. Oui. Ah, justement, fille là. Ok. Justement. Lu ngeen may toppee. ataaya maa ngi lay seet. balaa dara xew mu feral ñu. moo tax ngeen topp ma koñ boobu fii. voilà. bien sûr. mais yéen loolu def fii. buy ma léegi wax leen nag moom moo ngi nii ataaya maa ngi nii lan la. xoolal man sama cuukal bi yaa koy faj xam nga lu koy faj nii lay def. mais ataaya man laal ma deuxième sama préféré mu dem xalangu ne la. ataaya maan xanaa booy bàyyi sax nga avertir ma wala nga wax ma. ataaya maa ne dàq ataaya ci Sénégal taxul ngay beew kat na. noppi dew doon nga torop. wax na dëgg wuy ma man lenn rek laa bëgg nga dóor ma sama lewal ma yeewu jàpp ci ataaya maan. waa ataaya maan man kaas bi may jël sax balaa may xëy sax léegi lan laay def. waa léegi wuy ma léegi yow looy wax nii loo leen di wax waaye waxal. li may ataaya moo leen indi fii. mais yéen da ngeen neex man fii dama fiy fayeku yéen ñëpp da ngeen di fayeku par mois da leen di fay ngeen bëgg léegi lan ma bàyyi sama liggéey pour yéen chaque matin bu may yeewu nii di leen di xiimal gratuitement loolu dafa mën wéy non mënul wéy du leneen quoi mais da ngeen ma war a comprendre du dara quoi. oui maa ngi jàpp seeg yooyu dem leen koñ ba maa ngi koy indi dawal nga boyal nga xaar ma dinaa ko indi léegi du ngeen dégg. kan dem naa ko waxee baax na nañ dem. demal yow. demal moo la gisati si de. mère demal xaaral ma ñëw maa ngi koy indi. kon yow ni nga bëgg a jàppee sa àdduna quoi teg attaay nii affaire demee noonu booy amal xel tuuti booy nga jéem a xool noo ci génnee dimbali sa yaay quoi di nga nekkee nii du yoon de jéemal dimbali sa yaay moo gën nga génn ci yii non waay. laay tu as rien à dire booy mi perte liggéey mi la première fois yaa nekkoon chef opéra bi yaa orchestré lépp. waaye mais booy ñii xoromu nañ de yow booy la wut fii sax waaw booy doo taxaw wax ak booy. laay stagiaire laa fii booy. stagiaire lan stagiaire communication wala ressources humaines wala demee noonu. mais lu tax nga bëgg xam ça en fait yow. mais non mais booy c'est stagiaire moo la jar lii lépp booy lu ko fi jar. lu ma ko jaral booy laaj je suis pas comme toi man du ma nekk fi di taamu ay job. booy man booy dëkk bi laa lay wax de dañ lay exploiter booy dina tàddeel ubbi sa xel mi. laaj est-ce que yaa ma bëgg a tàddeel laaj man aw ma choix yow xam nga situation gars yi nu mu demee merci man la compter nekk suba di yeewu suba di ataaya pour gars yi di toog si boppu koñ bi mënul nekk loolu mënul wéy booy. xoolal bu fekkee ay affaire de bar de casse moo la fi indi booy ngir yàlla booy baa ma yéeg tam job quoi. parce que yow dañ la influencé de. waaw ok bu la neexee. yow booy am nga fit léegi damay wax sax ngay wax booy su ma nee la fii doo fi liggéey na ko gëm de mais booy bi mais non man. et puis ça xoolal kaay booyal ma quoi. booy maa ngi booyal. booy laay kaay booyal ma jàpp si daa am lu may rek si ginnaaw kaay booyal ma. booy yow yaa ngi exagéré de kii dafa dof contrat durée indéterminée attaaya foo mos a gisee CDI yi ñu siy jox nit attaaya CDI fu mu am. gis nga suñu scooter bi
benn stagiaire lañ ko joxoon mu dajji ko nii gis nga ni mel. waaye moom daf ko daj mais dama amoon benn mission bu ma la bëggoon a sant sama sët bi day def anniversaire am tey la anniversaire am pour nga dem jëlali ma gâteau. ah waaw ok fan la. rond-point Sacré-Cœur. waaw ok amul problème. waaw caabi scooter baa ngi nii. ok am lii mooy sa transport ak xaalisu gâteau bi. bala ngay yegg man dinaa ko woo mu génn. ok amul problème waaw ok. est-ce que wóor na sa scooter ah ah mais bon booy gas laa ba may dem. yow booy lii fàtte woon naa ko sax dañ yónni sa ndey ba nga yow xam nga gisoo ko dara sax ñëw ci ay service dina yónni ay comme ça dina attaayaloo. mais yow laa yow mënoo tëj sa gémmiñ booy yow gérer ma deuxième bi rek moo gën ngay nekk di wax nii quoi. bu mën ngay noppaloo attaaya man. amoo benn da nga bëri wax. yow doo booy Sicap t'es pas un patriote yow li may xeex yow yaa si njëkk a yàq yow. putain non. jaay saa waay mais ana ataaya man xanaa du bouger saa yow laay waxal de xanaa da nga tëx gain léegi est-ce que mën nga commencer tàmbali nii xoolal raxas oto yi vite fait le temps saa yi ñëw ñu xool ñu ko gérer. mais booy yow maa la raxasal oto yow. ah mais saa yow lan la gain. yow xaaral nga dof. da ngeen liggéey si bureau 2 mois bëgg a réew ma. saa yi dama xeelal yow. saa yow waaye jeex na léegi jeex na. dama la defal bagage am nga sens yow. boy kaay. ah kaay. lan la. kaay waaye yow. waaw booy maa lan la. booy doxal waaye yow. su lay. waaw mais kii defal la. mais booy yow laa dama la bàyyi fii nga bëgg ma fi indil problème. booy lu ma def. xoolal billaahi daf ma saaga. ban saaga yow da nga ay yow man lay man na ko raxasale yow toom yow booy nga am chance yow ma xuuxal la ngay jéem a tëb. tapet bi booy laay lu tax nga ko saaga ko. booy saagoo ma ko booy. xool booy teel seen caayam bii quoi affaire bi noonu. patron xoolal mi ngi ñëw même ma tuuti rek dégg naa mi ngi ñëw. booy yow fekk ma si ko tu vois quoi. laay loo def si ataaya bi. booy dama mën a ataaya. booy dama bëgg a yàqal. booy mënu ma ataaya puusal. ataaya man. waaw Amina dafa am problème. dafa am problème kay. xoolal. yow lii nan nga ko mën a bàyyi ba ma génn nga jël gâteau bi yóbbu ko sama bureau mu gis nga ne yàqoo lii nan laa koy joxe sama sët. yoon bi moo bëri woon pax rek. ma ne livreur bi fi nekkoon sac au dos la yoroon da doon protéger sunuy bagage dara mosu cee yàqu. justement Amina tu vois man du man livreur est-ce que yaa ngi comprendre lu mu la expliquer. yow nag ku yabaate nga sa kanam gi mel ni ku doxale yow man ngay dépassé damay sa borom léegi nag xam nga lan moo am ba def xaalisu gâteau bi na nga ko lijjanti bu baax fay ma sama xaalis. waaw je vais prendre des mesures braconnières ndax suba du la fekk tu vas subir les conséquences. léegi lan la ngay xaar ñu dàq la wala ma woo gars yi. Je t'avais dit, je vais prendre mes mesures braconnières. Voici mes mesures braconnières. Prends. Yow yaa góo fi yàqoo fi. Sunu ataaya la ñu bëgg. Nanu ñu leewal. Nanu ñu dëgg. Sunu troisième waxatuñu ko. Sunu ataaya la ñu bëgg. xool. booy kaay dellu koñ bi amu tool. What's up, man? What do you want? Arrivé Jersey. Why, yo? Want nothing. Everybody outside. Outside. yaa ngi mer de. ngeen bëgg dafa yomb jël booy bi di ko utiliser di ko jéem a yuus. Everybody outside. ndeke yow da ngay laabu ci ataaya bi. waaye ban yow may nañu jàmm waay. li ngeen bëgg mënul nekk jël booy bi di ko utiliser yow lan lay xaar suuf. waaye dama boole ak président. dama jël ci yooyu kii sama élément la. patron gis nga kii da nga ko war a introduire à la justice kii cour de la xëy nga ko war a yóbbu xoola bordel bi ni sama ci bureau bi. ok léegi man maa ko orchestré
léegi dama bëgg léegi orchestre bi ñëwaat tëgg tama yi tëgg piano yi basse bi lépp daw ñi mu fecc ko waaw liggéey bi jaar yoon léegi liggéey la jeex na orchestre oui booy ça va booy oui ma dama la bëgg a xamal benn affaire kii léegi dafa am liggéey quoi da bëgg a toog si bopp kañ bi ngay yem booy dem léegi si DG bi dama bëgg ñu ànd quoi bu ko defee ma déglu xam contrat bi de quoi il s'agit parce que dootuma nangu ñu exploiter benn boy Sicap dans les entreprises sénégalaises que ça soit clair te nga teg benn attaaya xam nga rek bu ko defee nga xiim xel la na nga jox leen ñamu bët. bon fay bi gis nañ contrat bi fay bi baax na mais puisque c'est un début. dañ ci mën a discuter bu métti quoi en fait. donc c'est parfait que mun nañ jàll signature bi. mais non avant ñuy jàll signature bi dama am loo bëggoon souligner quoi. ah bon comme lan noonu. bu fekkee yow sa société bi dafa am ay nit ñu 6 waaw moom du fi mën a liggéey parce que la fois passée dañ ko doon 6 waaw di ko soxoree moo tax mu ñàkkoon liggéeyam moom moo ngi nii xam na ci dara. bonjour les gars. bonjour. Alors, les gars, il s'appelle Eliman. dama bëggoon vraiment ngeen jàppale ko ci liggéey Eliman. Voilà Amina. Lui, c'est Malik. Et Souley. gars yi kii seen gan la dama bëgg ngeen jàppale ko ci liggéey bi mais nag amul yërmande de. liggéey laa wax Eliman tu es là et tu vas apprendre. Bon, bienvenue mec. Ouais, ça va frère. Enchanté, sois le bienvenu. Ça va. jaajëf. jaajëf bro. léegi dama nga liggéey mais nag ay doomeeraam lañu. Bon boulot. Ah, nga ne. Votre série revient après la pub. mbuus bi ngay sànni léegi di nga daje bés ak say sëtaati sët nanu tànn sunu ëllëg xalaat sunuy doom. bon Eliman. waaw Malick waaw. mais yow lan nga mën concrètement. man li ma mën bëri naa. mais lu bëri genre. waaw bon man min naa internet bi xam nga ay ñoom Facebook Instagram Snapchat Twitter Google plus ay YouTube quoi xam nga waaw mais pour sama diplôme yi nag jaar naa UCAD mais yàgguma fa quoi après dama bàyyi quoi xam nga après commencé naa def ay formation en communication mais jeexlu ma woon module quoi après ma bàyyi am sedd yaay comprendre. mais man Eliman li ma jaaxal xool naa la Twitter xool naa la Facebook xool naa la Snapchat xool la Instagram mais gisuma la fii de. ouais c'est que man nag xam nga si réseau yi Eliman nekk fa quoi mais Ataaya Man moo fa nekk. kon yow da ngaa foog ne ñun nanduñu affaire yi. ok je pense que war nga xam ni dans toutes les entreprises am na ñu baax am na ñu bon te loolu sax fépp fa dem si àdduna bi la mais en ce qui nous concerne nous loolu dafa bokk ci critères de recrutement yi maanaam esprit d'équipe ak rigueur pour ça ne vous inquiétez même pas. oui deuxième point bi mooy que dama gis nga def focus ci CV bi Ataaya Man oui te moom du fi ñëw pour Ataaya que ça soit clair moom duma ko nangu ñu ko exploiter mi ñëw ci entreprise bi di Ataaya waaw oui dama ko nangu parce que fi mu nekkoon nañ ko doon téye di ko attaayaloo et tout ça te moom booy Sicap la waaw warul dund loolu quoi en fait dafa war a am liggéey bu posé c'est ça qui est normal. Amina ana Pa Jeeju ximagul ba tey. woo na ma sànq dama ko fàtte woon nee na dafa xaw a tawat du ñëw tey. waa léegi wàccal ma xoolal ma gardien bi ci suuf nag mu ngi attaaye. boss mën naa attaaye de. mais bro t'es sûr. xam nga c'est pas pour me vanter quoi mais xam nga kapsi ba kapsi gars yi neen maa fay tàngal. yow mën ngaa attaaye ba dàq attaaye Pa Jeeju 40 ans Pa Jeeju di ko attaaye fii ba ma fi commencé ba nëgë ni. j'aime ça lii moom neex na ma ci yow xoolal. ok boss maa lay doon léegi.
mais comme mën nga ataaya dooroo ñu benn level bu dëgër. non am naa sama moto ko lay wax nii. piégé nii quoi day ma job ma moom quoi bon pare nga bon ma xam ne bi day ëpp quoi bàyyi après ma sol ko quoi mais plateau bi marché Thiaroye gis nga lii la balada sucre bi Nana Technopole hop là ay pastille waaw jël ko yëpp jël ko en sama kaas dama leen di yàq 7e ciel laa leen di yóbbu mais war nga bi lii mooy sama thé fétiche jël ko bu baax yaa ngi koy am bii la ak secret bi nag waaw sama gars léwal baa ngi nii de mais gën gaaw na ah non man xam na ataaya du ma ko caaxaane quoi xam nga ay léwal moom xool rek tag ma dóor ko jaajëf Zeyna hatta sëtëtëtët li nga attaay dafa rëtëtoo tuuru na ma ne xoolal turum tàcc la ma def xolompale bi nice ma ne la ba ponti ilaataran bandi yow def nga lépp mais booy balaa daa kaas pas jéeju bu mu si jotati de bu mu ko tegati bët. Souley cool dose bi nice nice ah cool waaw rien à dire ah ok loo si yokk yàq ko yow xoolal dañ la war a tàccu rek. non patron du dara de. taay bi moo garaaw. kii lim attaay du sa âge du âge am kii dafa attaay bom ponti ilaataran ban kii lim attaay moom. ana sama taas. patron yow fàttewuma la. non mais yow mën nga doon attaayal noonu. waaw mais fàttewuma la patron. voilà waaw taas. ça va yéen mu njëgeen métti quoi bon lu mu bëgg ngeen xam benn affaire sama entreprise damay tere ko fi ataaya d'ailleurs gars yi amuñ sax jot boobu noonu kon na sa xel dal si loolu nekkee fi pour loolu. boss même heure de pause yi sama entreprise baraade du fi tegu. mais boo yow tax nga ñàkk jom léegi la deuxième ak troisième mënoo ko génne sa moyen benn instant. damay laajte rek quoi. non c'est pas grave baax naa kañ lay commencer fu mu ne nii. Demain matin, 8h précises. Par contre, je ne tolère pas les retards. Non, dina teel a ñëw 7h mu yeewoo il sera sur place parce que doone ma da nga bëgg dara ba pare xam nga te doo teel a yeewu non non aussi CV baa ngi nii nga xoolaat ko parce que way moom non tuddul ataaya man Elimane la tudd way Elimane la ko bàyyam tuddee n'est-ce pas way pas ataaya man affaire yooyu la ma ataaya man du tur quand même. D'accord, y a pas de souci. Donc je vous enverrai un mail d'ici cet après-midi. Hein? Okay. Merci. Hein? Bonne journée, gars. Allez, ouais. Mère, ça va? Ça va, Lay maa ngi si jàmm alhamdulilah ça va très bien. alhamdulilah merci. mais maman saa yi mën nga ne alhamdulilah rabil alamin parce que ataaya man Elimane mujj na am liggéey d'ailleurs ànd naa ak moom ba ci boss bi waxtaan nañ waaw gis naa la ci contrat bi yëpp te il m'a assuré que dina fi liggéey dans de très bonnes conditions kon actuellement ni moom mën nga ne sant yàlla daal. kon kay alhamdulilah man loolu kontaan naa ci waaye lay man waa koñ bi ñoo ma xaw a jaaxal dama yaakaar ne xëy na ñoom bëgguñu Elimane wala bokk yéene wuñ ko jàmm xoolal bi mu amee liggéeyam bi mu kontaan ci lool préparé ko am espoir nag mu dem
tas sama yaakaar kii. waaw xaar ok non bàyyi yaay yow nga sa mënoo defal yow cravate. d'accord diw nga. waaw. waaw ok. baax na waaw. mi ngi cool. waaw ok yaa ngi cool waaw baax na nii. jub na. waaw jub na waaw ok. yal na la yàlla sàmm taxawu la jàppale la. amiin maa ngi lay jiitu tuural la ndox. waaw. ubbi buntu bi yow. waaw mère xaaral ma expliquer la. lan nga may expliquer que dëgg ñàkk fayda ba ñu pétrole sa liggéey. non du loolu la mère xam nga foofu noonu dañ ma doon exploité xam nga di may yónni ay affaire yooyu noonu ay di ataaya mère loolu du man. Elimane yow yaay kan ba kenn du la yónni ah ñi ñuy yónni yow da nga leen gën xanaa xamoo liggéey bu nekk tarbi bu daf ci bokk topp sa copain yu ñàkk fayda yi nga xamante ne ah defuñu dara yow ñoom duñu dem te yow it doo dem. waaw mère tarbi wuñ lan. ñàkk fayda imbécile yoo xam nga ni kër gi dafay fanaan tant que amatoo beneen liggéey. mère. oui mais loolu moom dëgg la quoi. ba tax nag ñu ngi ciy jéggalu bu baax mën naa ne sax ñun ñoo yàq liggéeyam ba tax chaque jour dañ ci am sentiment de culpabilité mais daal du garaaw daal actuellement daal gëmoon ni daal dina liggéey te incha allah dina la jàppale ci biir kër gi bu baax incha allah. incha allah ah kon baax na na nga góorgóorlu nag ñàkk nga fayda lool. ouais boss ouais c'est que xam nga liggéey neex na trop quoi am xaalis tout ça mais man mënuma bàyyi sama gars yi quoi voilà man sama passion ataaya bi la te mënuma bàyyi gars yi quoi man Kapsi la quoi booy Kapsi la voilà voilà vraiment man maa ngi jégalu si loolu yëpp voilà mais foog ma toog sama gars yi quoi voilà. Merci boss. Oui, bonne soirée. Ouais, une solution quoi. Gars, attends, moi c'est ma passion quoi. Sama passion mais mère muy demee rek. Elimane yow. waaw yow xanaa gisoo heure bi jot 7 heures jot na xanaa instant yi waroon na la fekk sax nga préparé wu liggéey sax xanaa duggoo 8 heures. si réveil bi moom. waaw baax na sax comme yaa ngi nii dama la soxla waale xaar bu sa tuuti ñu toog ñu waxtaan. xam naa sax ce n'est pas le moment nga waaye damaa bëggoon am lu ñu waxtaane rek ma ak yow xam nga boo liggéeyee sa premier salaire moom xam nga moomuloo ko waroo ko lekk de waroo ci lekk dërëm sax premier salaire lépp ci ay sarax la war a génn léegi nag dama bëgg boo liggéeyee ba fin du mois boo ko jotee nga teg ko ci sama loxo rek daa gaa sax man moom soxlawu ma ci dërëm gis nga imam dañ ko ci jox tuuti comme ça mu ñaanal la. say bàjjen nag moom danga leen di jox seen ñamu bët comme ça sax ñu wàññi seen làmmiñ yi ci yow cat wàcc la tuuti sa maam moom gis nga boo ko jëndalee suukaru jabet day kontaan léegi boo wàccee dinaa la expliquer lépp comme ça nga gën a comprendre dégg nga waaye léegi jugal nag jugal préparé heure bi jot na balaa ngay tardé jugal ok.
lépp mën a nekk fii mooy Cap si